ci moom mooy c'est un directeur d'école privée à Dakar je veux nommer tàccul leen ma ko Massamba Seck chargé de la communication du mouvement Ensemble Joal Fadiouth Ngazobil nekk nit ku baax. xam nga man saa yu may présenter nit dafa am ñaari baat yoo xam ne daf may neex mooy su ma nee kii professeur la wala ma ne enseignant la xam ngeen professeur wala enseignant le grand Nelson Mandela da doon wax ne si tu veux changer le monde l'arme la plus redoutable pour changer le monde c'est l'éducation et képp ku bëgg a am un pays suba tu vas investir sur l'éducation moo tax su ma gisee un soldat qui combat l'ignorance dañ may neex moo tax suñ ma nee directeur d'école wala professeur wala enseignant damay xam ne rek yow réew mi fayu la ndax kenn mënu leen a fay ndax balaa nga naan naam dañ fay nekk tey lu nit mun a doon ba mun a taxaw tey di doon président wala ministre wala loo munti doon ginnaaw yàlla war ngaa gërëm enseignant yi la jàngal ndax loo doon ñoom la kon vive les enseignants je suis très content de vous les combattants de l'ignorance kon tàccu leen Massamba Seck s'il vous plaît chargé de la communication un grand monsieur teel leen ko mu waxtaan Mass. bon man xam naa sama kàddu du gudd parce que déjà man maa yoroon protocole bi di joxe kàddu gi donc maa pris au dépourvu mais n'empêche dinaa ci sànni ay baat maa ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi professeur Amsatou Sow Sidibé di ko jaajëfal bu baax a baax a baax di nuyu monsieur le maire Mamadou Ndiaye di nuyu vraiment délégation yi ñëw yëpp ñu jógee Yaraax Kaolack Dakar un peu partout pour ñëw teew ci bis bi di nuyu tamit toute la commune de Joal Fadiouth parce que tey tous les quartiers sont ici tous les quartiers du moins sont ici représentés may jaajëfal bu baax nag sunu cellules yi nga xam ne tey ñooñu taxawal ci dëkk bi di def liggéey bu am solo parce que ñëpp xam nañ ne liggéeyu politique comme niñ koy defee nii c'est vrai que ñun sax mouvement citoyen la ñuy wax mais là on est sur le terrain politique c'est un travail de terrain ñuy jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoo ngi dem ci terrain bi di liggéey ñuy woo nag waa Joal Fadiouth ci mouvement ensemble pour Joal Fadiouth Ngazobil di leen wax ne c'est un mouvement boo xam ne du ñu ne nit di fay nit ñi pour ñu voteel ñu non 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 on fera pas ça parce que nit bu lay fay pour nga voteel ko mais bis boo ko élire li muy njëkk a def mooy jël xaalis ba fa nekk parce que day mel ni ku lay financer loolu dama bëgg ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax lii nii mooy la première étape bi nga xam ne le mouvement franchir na ko muy sunu déclaration de candidature monsieur Mamadou Ndiaye mais li des moo gën a metti je parle aux cellules sunu cellules yi laay waxal yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ngeen takkaat seen ndigg bu baax te xam ne ci liggéey la ñuy jublu ci liggéey la ñuy jublu te gis ngeen ne dëkk bi li fi nekk mat na presque 8 candidats donc liggéey mooy tax vraiment ñu génn ci voilà liggéey bu baax mooy tax ñu génn ci may jaajëfal nag ñi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi di ko def ñu ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax parce que c'est un mouvement boo xam ne deful sax 15 jours am un nombre d'adhérents boo xam ne du ma ko sax wax parce que liñ naan rek wax baaxul mais franchement ñu ngi jaajëfal tous les sages yi nga xam ne ñoom la ñu àndal di ci jiital grand Assane Ndiaye bi nga xam ne moom aussi à chaque fois mu ngi ñuy jël di ñu orienter gauche droite pour liggéey bi ñuy def mën a yemb parce que ay xale kese mënuñoo yor dara il faut ñu ànd ak ay mag ñu leen di xelal di leen leeralal seen yoon donc dañuy jaajëfal mag ñi nga xam ne gëm nañu projet bi ñëw ànd ko ak ñun nag ñuy def projet bi ci benn démarche bu ñu naan démarche bu participative parce que lépp lu ñuy def dañ koy teg ci li ñu naan transparence mu leer nañ voilà mu leer kenn ku nekk ci mouvement bi am nga ci sa kàddu voilà mais lépp tamit ñu teg ko ci yar ak teggin mouvement ensemble pour Joal Fadiouth Ngazobil saagaloowul kenn xeexloowul kenn waaw mouvement bi daal li muy def mooy ñu fexe changer ni ñuy defee politique ci réew mi conscience collective nit ñi ni ñu jàppee politique perception bi ñu ci am loolu la mouvement bi jóg pour jëlee ko fi li nga xam ne nag mooy dëkk bi du ma dellu si ci problème yi fi am
parce que defe naa grand Louis Ndiaye ñëw na ci coordonnateur Moussa Bouri Sall ñëw na fi Joal Fadiouth mooy bu ma koy misaal nit ku toog ci jalu or ba pare di yalwaan loolu mooy misaal bi parce qu'une commune comme ça avec toutes les ressources yi nga xam ne moom la am bu fekkee bañ fi gënee ñu gis ñu inauguré fi dara mat na 10 ans bu ko ëppul lan lu bees lañ gis ci commune bi lan lañ fi inauguré depuis xaw ma kañ rien ne se passe à Joal c'est ça le problème léegi nag bu ngeen àndee ak mouvement ensemble Joal Fadiouth Ngazobil bu ngeen ñu élire on vous donne du mat sax 3 mois ñu commencé dérouler parce que fi ñu war a jëmee dëkk bi xam nañ ko on a tous les programmes comme ni ko Moussa Bouri waxee noonu la demee du ay waxu kasaw loolu dafa jeex politique waxu kese dafa jeex les gens ont besoin de programmes palpables fiables nit ñi mën ko teg c'est comme ça mais waxu kasaw jeex na bu leen nangu kenn ñëw naan leen lii wala laa di leen dig loo xam ne leer na leen ne mënu leen ko defal il faut pas accepter waaw fii Joal Fadiouth le mouvement bi nga xam ne moo fi nekk di fi def liggéey bu leer c'est le mouvement ensemble pour Joal Fadiouth Ngazobil parce que doogu ñoo jug tey waaw ànd nag ak la 3e voie nara leeral lépp waaw leeral lépp comme niñ koy waxee bon maa ngi jégalu bu baax sama discours dama ko préparé wul mais jaageen jëf maar yaa ma siif dugal ma mais jërëjëf. waa gars yi tàccu leen Massamba Seck xam nga waxoon naa leen ko léegi ku ko déglu rek xam ne c'est un professeur qui parle li mu wax nag loolu moo am defe naa ne tous les programmes sont là le projet de société est bien ficelé très clair kon nag li ci des mooy population bi defe naa li ngeen war a def xam ngeen ko ndax am na ku may waxtaanal semaine passée à Mbour mais nee na ma Joal Fadiouth dafa mel ni malade bu ñu tëral ci lal mu nekk sous perfusion foo laal day metti boo duggee suñu entrée commune bi fële ci gaaru Thier jël suñu benn boulevard bii nga xam ne moom la ñu yàlla may muy boulevard Étienne Collin ba ngay egg Pont Fadiouth vraiment sa yaram bi day daw Joal est dans un état de délabrement tellement avancé dëkku Senghor ñu ngi wax dañuy andi Senghor mais man nee naa leen bu ñu sañoon nañ ko retardel 2 ans ndax dugg naa musée keroog ak sama équipe mais la ma fa gis sama yaram day daw kon Senghor ëpp nañ ko ñu gàddu ko mook Colette ak Philippe waa France ñëw waa Amérique ñëw waa Canada ñëw ñu bëgg a ñëw fekke Joal Fadiouth nii mu mel su boobaa de ay injure la pour ñun ñëpp nañ si bàyyi xel bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf kon ki may invité loolu la ñuy wax Mamadou Kay bu jëlee maire bi defe naa ne li muy njëkk a attaqué moom xam na ko ndax nag foo jëkk ñu ne Joal Fadiouth foo ko tudde ñu ne Léopold Sédar Senghor te wax naa ko Senghor c'est l'arbre qui cache la forêt jogoy bi ko jur était 1000 fois plus intéressant que lui ñoom Goyaat Diène ñu ngi fi ñoom Mado Njire ñu ngi fi ñoom Xooxaan Ngaari ñu ngi fi ñoom Latir Diouf ñu ngi fi ñoom Jamba Bayam Madine Rew ñu ngi fi boo demee ci les lom fii ñoo fay fekk kon nag tey bu doomu Joal Fadiouth jógul woon takk ndigam xam ne dëkk bi fi mu toll nii luy jot na Joal Fadiouth tey man toujours ma wax ko waruñu woon xaar fonds de concours ni fonds de dotation parce que Mass wax na ko li ñu yàlla may ci ay ressources culturelles touristiques ak halieutiques defe naa xejul fen nga doole ci nag syncrétisme bi am Joal. Ce monde est malade d'antisémitisme, de haine, de racisme, d'intolérance, de manque de partage ñun ñu am ay valeurs yoo xam ne tey moom la àdduna soxla waa kon lan la ñuy xaar ñun optimiser li ñu am defar ko gars yi ma bañ a gudd xaar leen ma waxtaan ma invité ki war a ñëw monsieur jóge ba yaraax jiite délégation bi jóge yaraax xam ngeen ne maam Assane Ndiaye yaraax la dëkkoon waa yaraax soo taxawee ne Assane Wanxe defe naa doo ko wax ñaari yoon wala nga ne paa bu nice ndax dafa mun a sañse kon ca yaraax Mamadou Ndiaye doon fa xale màgg fa waa yaraax ne bés bu mel nii ñun duñu toog yaraax di xaar kenn duñu ko nettali Mamadou ñoo màggandoo ak moom maam Assane tette ñu dem ba mu demee nii kon bu ñu Mamadou amee bés bii tey dañuy jóge yaraax daal di ñëw waa sama yaram a tàng nag te man maam Wanxe sama chéri la woon kon Assane Rakki laa bëgg a wax Assane Rakki mu ngi nii toog di paa bu nice jur Mamadou yal na ko yàlla gërëm wëral ay cëram ndax nag moo ñu may Mamadou Ndiaye kon mënuñu laa fay
foofu laay invité nag nijaay nga ne naka Assane Wade tàccu leen ko mu jóge Yaraax ànd ak délégation bi ñi ñëw tàccu leen ko gis ngeen fi mu génn defe naa ne Assane ki la waa Assane ki la ñawal moom naxu la rafet na torop Ousmane naka waa Yaraax waa kon yéen a jóge Yaraax ñëw teewe bés bi ak Maguette ak Mamadou dëkk ak maam Assane kon nag bésu tey bi am na lu ngeen ci war a mën a seede ndax dañ na nit bésam la am kon tey su Mamadou taxawee fii war a def déclaration de candidature ay mbokkam yëpp ñëw toog papaam ñëw toog ay am di jàmmam toog waa Joal Fadiouth ñëw toog kon waa Yaraax am na luñ ci war a wax kon am téyel ko micro bi wala mu téyel boppam mu daal di waxtaan. salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokki Joal yëpp mbokki Fadiouth Ngazobil di jiital nuyoo bi suñu papa El Hadj Assane Ndiaye di ci teg suñu sœur suñu professeur madame la ministre Aminata Sow Sidibé di gërëm ñi fi teew ñëpp di ñaanal ñëpp di wax ci turu délégation bi jóge Dakar ñi ànd ci ak suñu frère Mamadou Kouyaté di suñu mag ànd si ak suñu frère Maodo Dieng ak madame Dieng ak ñoom Yaya muy ñoo xam ne tey su lu mel nii amee suñu frère Mamadou Ndiaye teew fi tey war a def déclaration de candidature am ak fu mu ñu mënti fekk ci Sénégal war nañu mën a sol suñu dàll ñëw teewee ko parce que Mamadou Ndiaye dafa nekk koo xam ni ñun dañu ànd ak moom démb ànd ak moom tey am loo xam ne xam nañ ko ci moom loo xam ne sañ nañ wax ne sax waa Joal yi ko bëgg a nangu si ñun xamuñu ko ci moom ndax loolu buñ ko waxee ay témoignage la yoo xam ne ci ay valeur la tegu ndax personnalité am ak façon de faire am ndax man ak moom suñu daan waxtaan ma ne ko Mamadou Ndiaye kañ ngay ñëw taxaw pour récupérer mairie Hann Bel-Air gérer ko mu ne ma booy man sama xel ak sama xalaat Joal la nekk ma ne ko waaw mais Mamadou yow li la forger yëpp ñun dañoo jàpp ne fii la jóge ci commune bi nga yeewu màgg ak ñun ñu jël suñu ASC nga xamante ni mooy forger jeunes yëpp jox la ko nga diriger ko ñu yóbbu la au niveau de la zone su ko faire de l'ODCAV de Dakar teg ko ci sa loxo nga gérer commission finance bi ba ñëpp di la tiitaroo donc liñ yaakaar yëpp nga def ko ci yow nga ànd ci ak yow tey nga ñëw ne ñu Joal rek nga mën a féetee mu ne parce que Joal soo ko waxee xel day jëm ci lu baree bari li ci gën a tuuti mooy dañuy wax Joal bu Léopold Sédar Senghor te bëgg naa suba ñu ne Joal bu Mamadou Ndiaye donc kooku tey bu ngeen ko amee fii yaakaar naa ni comme ñi ma jiitu liñ ko waxee rek loolu moo ci nekk tey du bés boo xam ne dañu woote rek pour di tàccu du bés boo xam ne dañu woote pour di fecc mais dañu woo nit ñi pour xamal leen kan mooy Mamadou Ndiaye lan mooy mbébétam lan mooy taxawaayam ak lan la ñuy xaar ci moom ma bëgg nag loolu nekk message boo xam ne tey ku nekk na nga ko yóbbaale fa nga jëm ndax li ñu wax sànq quartier bu nekk am na cellule ku bokkul woon ci cellule ba nga jéem a jege cellule bi pour jàppale mouvement bi man damay wax ci politique baatu jàppale sax dañ ko war a jël suul ko ndax léegi ànd moo xew kenn jàppaleetul kenn dañu ànd ñu liggéey c'est pas parce que defuma politique rek du ma jege politique bi li ngeen gis tey mu naxasaay yëpp loolu moo ko waral man daal bëgguma politique defuma politique tey Mamadou Ndiaye mi ngi ci liggéeyam ñi mu àndal ci mouvement bi ñi ngi ci seen liggéey nekk ci leneen ku nekk mën nga toog gérer sa famille ak sa kër mais xam nañ ne bu ñu taxawul mënuñu régler problème bi am Joal surtout nag li ci gën a am solo mooy génération bi nga xamante ni tey moo taxaw xool leen mouvement bi bu baax ngeen xam ne alternative générationnelle dëgg la ñuy woote taxaw jël responsabilité sas ko un jeune ne ko yaakaar nañ ne war nga mën a régler le problème Joal ñun ñi ko xam gëm nañ ne mën na ko
te bu ngeen àndee ak moom dina ko régler kon nag ñi ngi ñaan waa Joal yëpp Fadiouth Ngazobil ñëpp le jour ji ngeen jël seen carte ngeen dem voté ji ñi daawul voté nañ dem voté ji ndax Mamadou Ndiaye ñi xamul woon lan mooy vote te tollu ci vote nañu préparé waxtaan ak seeni moroom te xam ne am ngeen un jeune boo xam ne tey taxaw na pour changer Joal te mën na ko te am nañ yaakaar ne yéen rek a ko mën a gunge mu def ko ànd ak moom ci liggéey bi kon nag wax ji mën na bañ a gudd di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal suñu professeur Amsatou Sow Sidibé parce que aussi tey Mamadou Ndiaye mënoon na ànd ak ay mareyeurs mënoon na ànd ak ay ñeneen mais dafa xool li nga xam ne mooy doxal dëkk muy wàllu éducation moo tax tey jii mu ànd ci ak grande sœur am muy Amsatou Sow Sidibé pour wan leen ne rek tey fu éducation bi toll wax nañ ko sànq ne prix gëj na fi am tey ku mel ne Amsatou Sow Sidibé bu fi toogee tey nga xamante ne moom du wax lu dul xam-xam ak njàng kon yaakaar naa ni tey bokk na ci ay projet Mamadou Ndiaye waxaat ci éducation bi kon nag suñu àndee ñun ñëpp ñu boole suñuy force jàppale ko au soir du 23 suñ fi toogaatee mën nañu fecc mën nañu ngel merci jërë ngeen jëf. leen ma Doudou Lam mu ngi nii mu ñëw waxtaan jóge ba Thiès jiite les sympathisants et les amis de Mamadou Ndiaye ñu jóge ba Thiès mu war a ñëw pour waxtaan ak mbooloo mi. asalaamaaleykum waa Joal maa ngi leen di nuyu ci turu waa Thiès di leen sant di leen gërëm di leen xamal ne dama ñëw ànd ak une forte délégation jóge ba Thiès ñëw soutenir suñu frère suñu xarit Mamadou Ndiaye ndax ci intervention yi groupe bi di ngeen ci gis Doudou Lam muy intervenir di wax xalaatam di échanger ak ñoom Sabouri Sall toute l'équipe bi nga xam ne ñoo ànd ak Mamadou Ndiaye ci groupe WhatsApp laa xamante ak ñoom parce que bi ñu amee intention taxawal mouvement bi ci laa jóg dugg ak samay xarit ñu taxawal cellule Thiès les amis et sympathisants de Mamadou Ndiaye tàccu leen loolu bu baax te ñun sax dañoo xalaat ne dañuy jël Mamadou Ndiaye yóbbu ko Thiès mu présenté wu foofu ci mairie bi jogante ak Idriss Seck foofu waxtaan naa ceeg waa Thiès ba d'accord nañu ñu ne ma Doudou Lam boo demee nga waxtaan ak waa Joal nga ñaan leen ñu abal la Mamadou Ndiaye ba élection yi passé waaw bëggoon ma ko mayee moo ma gënal waaye bëggoon ma ko mayewul nag ma xam ne kon waa Joal am nañu chance bu rëy a rëy parce que l'histoire a fait signe Léopold Sédar Senghor histoire am jàll na histoire Mamadou Ndiaye mooy tijjeeku à partir d'aujourd'hui ku ci jàppul di nga daw di xëlu bëgg cee jàpp mu raw la ndax gis naa ci gént Joal nekk dëkk boo xam ne dëkk la boo xam ne ñëppay daw pour ñëw am fi dara yàggatul dara dina dem ba raw Paris Joal ndax ñu bëri dañuy xëccoo mairie te amuñu programme waaye ñoom dañoo tëgg seeni programme ba pare maanaam buñ ko yóbboo ci mairie bi le 23 le 24 moom day commencé dérouler balaa at man maa leen ko wax fii tey man Doudou Lam ami et sympathisant de Mamadou Ndiaye à Thiès su ma fi ñëwaat tey déwén beneen Joal laa gis fi tàccu leen loolu baax loolu lu ma leer la parce que dëkk xam-xam moo koy doxal du mën naa rek ñu ne la yow a déedéet nit ki day am xam-xam bu wóor am ay partenaires am ay relations ñu mën ko jox commune mu doxal ko te critères yooyu yëpp mi ngi ci Mamadou Ndiaye dama cee am preuve yu leer ndax man ci banque am la sama compte nekk moom moo gérer sama compte su ma nekkee homme d'affaires tey nekk entrepreneur yàlla ak Mamadou Ndiaye moo tax ndax dafa gis ci man ay potentialité mu gunge ma accompagner ma ba ma nekk chef d'entreprise di créer ay emploi di dimbale ay doomu adama
ba tey je suis candidat à la mairie de Thiès zone ouest démb laa doon def sama déclaration démb tey heure bii tey som ga ma dëkk ma nga fees tel waa Thiès ne ma yow mi nga xam ne yaay def social doo politicien professionnel sa liggéey nga yor di dimbale doomu aadama yi ak sa alal yow nu ñu bëgg a jël yóbbu la ci maire bi zone ouest ñu jëlee fa ki fa indi tegoon ñu ko wax Aliou Sow ñu tegeeku nële samp la fa. di remercier Amsatou Sow Sidibé ndax Amsatou Sow Sidibé référence la jigéen ñi toog fi ñëpp tey kenn ku ci nekk amatoo complexe pour mën a doon professeur wala nga doon médecin wala nga doon leneen ndax jigéen la ci jigéen ñi créer parti di doxal doon femme de principe doon femme de valeur kon bokk Amsatou Sow Sidibé ak Mamadou Ndiaye dafay doon duo de choc boo xam ne day doon duo gagnant maa leen sant di leen gërëm je vous remercie